waxoon naa ko camarade intersyndical bi parce que politique ak syndicat kenn waru ko boole. am na jamono bu nga xamante ni bii lii ñu def démb suñ ko defoon kon yaakaar naa ni tey jii du ñu xëy te woowuñu ñu leen ñëw leen ngeen toog ñu waxtaan. mais boo bokkee kuréel ay nit ñoo xam ne ñoo la féete mag nekk Dakar yàgg ci mbir mi nga wax leen dégguñu li nga leen wax tout simplement c'est parce que dañu jiital problème politique tey jii moo ñu jural lii yëpp. donc man je suis un syndicaliste pur et dur xëy na nag bésu wut bu jotee comme ci dëkk bi nga dëkk am nga droit ni ma Samba laa àndal wala ma Demba laa àndal mais man mi di waxante Abdou Ndiaye amul benn instance politique boo xam ni da nga fay dem ba fekk fa sama tur. maa jiite syndicat bu des employés municipaux bu commune bu Kaolack maa jiite union régionale CNTS bu région bu Kaolack maa jiite le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales affiliées à la CNTS membre du bureau confédéral tey Modou Guiro mi ngeen di dégg tey ñetti nit ñoo topp ci man maa ko ñeenteel. kon donc xam nga ni kooku syndicat rek la xam. ba ma juddoo ba léegi ci syndicat lay dox. mais boo xoolee mbir mi xëy na dañ jàppee travailleur collectivité locale comme ñoo xamante ne bii dañ leen di ramasser ci mbedd mi rek andi leen ci mairie bi sans diplôme ainsi de suite ak yu demee noonu effectivement boo xoolee au fond am na si ñoo xamante ni wax dëgg yàlla problème politique moo tax ñu dugal leen ci collectivité territoriale mais nit ki tamit aussi tamit boo ko dugalee ci béréb am na diplôme am na mérite waroo ko jàppee rek ni kii daf may politigal moo tax ma jël ko du ma ko am considération ci moom te loolu am na bon li xew lan la mooy président Macky Sall bi élection yi desee ay 4 jours xaw ma ci yooyu ci la jël yokkal les fonctionnaires ku ci nekk 100 000 francs. boo xoolee avant loolu yokkal nañ jàngalekat yi duñ leen ko ñëwee parce que aussi ce sont des camarades travailleurs mais tey boo xoolee tey augmentation yi am macha allah di ko remercier aussi tamit ñoom tamit seen intersyndical ci lutte boobu ñu am parce que tey am na benn booy jàngalekat moo wax mu ne ma grand man de sama salaire minimum actuellement c'est 600 000 francs te xale bu ndaw la. kon donc kooku wax dëgg yàlla dañ leen di féliciter ci combat boobu ñu mënee ñu gis waa santé aussi yokkal nañ leen muy ànd gësëm jiite ko et ñun nag yaakaar naa ni bu fekkee ni li ñu wane démb dëggal nañ ko gisuma fenn fu Macky Sall le président Macky Sall mun a jaar ba ñun du jàmm ci suñu soxla parce que boo xoolee démb tey nga xool mairie Kaolack bi amul benn service bu fonctionné benn service nga dem Dakar la même chose photo yëpp mi ngi ni sama portable envoyé nañ ma ko Ziguinchor Tamba partout Matam. donc lii c'est une mobilisation générale lii mosut a am ci collectivité locale boo xoolee code collectivité territoriale à son article 29 dafa ni bépp avantage bu ñu defalee fonctionnaires de l'État s'applique d'office aux agents des collectivités territoriales. mais affaire bi dafa clair jaruloon sax ñuy marché ak duy nangam ak nangam le ministre nous a reçu woo nañu mardi bee passé donc dafa anticiper sax avant muy dem conseil des ministres amul convocation amul dara mais daf ñoo woo ñu dafa bëgg balaa muy dem conseil des ministres mu am suñu impression ci la situation bon mu ne waxoon nañu dinañ ñu revenir mais xam naa ne affaire bi moo sottiwul parce que nag affaire bi dafa yombul waaw mais di nga dugg ci benn affaire bu nga xamante ne bi doo xam fu mu lay jëmee. bon xoolal les 603 collectivités locales agents yëpp ñu bëgg leen yokkal 100 000 francs en toute honnêteté am na collectivités territoriales yoo xam ni mënuñu ko fay mais nag kooku tam solution mën na am parce que maires yi ay démembrement état lañu état yi mën na def ay fonds de concours fonds de dotation ay fonds spéciaux def ko pour mën a satisfaire ce problème là. donc loolu la def nañ suñu grève def nañ suñu marche démb après débrayage kenn liggéeyul am na sax kilifa gu ma woon ni ma waru leen woon ñibbi nangam ma ne ko daal j'endosse toutes mes responsabilités. ma fii maa ni gars yi dem leen ngeen ñibbi bu kenn liggéey ku ci am looy wax na nga ñëw nga wax ma ko. mais agents yi defuñu dara c'est sous ma responsabilité. ayca mu ngi noonu c'est sous votre responsabilité mais tey bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ni mooy code bi nga wax sànq tënk ko tey est-ce que da ngeen amoon ay xaatim yoo xam ni
defoon ngeen ko au préalable maanaam ay signature de protocole wala ay accord yoo xam ni moom ngeen bëgg ñu appliquer leen ko ci li nga xam ni moom moo tax muy cause li tax ngeen di xeex ndax loolu moo tax ngeen di grève ndax ñàkk application boobu ci xaatim yooyu ngeen defoon ko parce que buñ sukkandikoo démb ci kàddu yi 2012 defoon ngeen ay protocole d'accord yoo xam ne wala ay xaatim yoo xam ni ci ngeen di sukkandiku pour que ñu mën leen a yokkal seen payoor yooyu wala ñu appliquer d'office li nga xam ne moom la ñu appliquer ci collectivité yu mag yi ak fonction yu mag yi fonction publique bu mag bi loolu bu nga boo ci mënee dikkaat ak ñun tuuti ci xaatim yooyu ngeen xam ne tënkoon ngeen ko. non affaire bi booy xool état bi moo réglé problème bi parce que amul protocole d'accord bu ñu signé ak état bu njëkk ba su fekkoon ni tey jii agent de l'état les fonctionnaires am nañu augmentation de salaire d'abord ñuy sant aussi tamit wax dëgg yàlla bu njëkk ba salaire u mairie ay 35 000 francs ay 40 000 francs bon mais léegi dem nañ ba enfin au niveau de Kaolack ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax yooyu yëpp ay combat ay xeex moo ñu ko andil c'est-à-dire bu njëkk ba du protocole d'accord c'est-à-dire bu fekkee ni état yokkal na fonctionnaires yi le ministre du tutelle mooy jël benn arrêté d'extension étendre ko aux agents des cultures locales mais léegi nag code bi génn loolu moo ko dàq léegi c'est d'office article 29 du code des collectivités territoriales dañ ni bépp avantage bu agent fonctionnaire am ko ça s'applique d'office aux agents des collectivités territoriales xam nga loolu dafa leer du lu ñuy xaatim du lu ñuy waxtaan du nangam non c'est clair mun naa la sax envoyer article bi lépp les dispositions yi léegi nekkatul lu ñuy laam-laamee dafa leer naññ ça s'applique d'office aux agents des collectivités territoriales. mais lan nga jàpp ni moo tax ñoom appliqué wuñ loolu. man kañ su ma ko xamoon kon dama koy wax man kañ su ma ko xamoon kañ dama koy xam nga ni man du ma ni yàlla te doo yàlla. man ku ma xam-xam ni xaw ma lu tax appliqué wuñ ko. mais nag dañ ko xam parce que on a décrété au niveau de l'intersyndicale 72 heures de grève générale, une grève d'avertissement 72 heures. démb rek boo gisee tey démb rek ci Kaolack ki nekk ci état civil bi ñu ngi koy wone ko ñëwal tiroir yi fees na nangam amuñu fu ñuy def néew yi ci loo xamante ni bi ay heure la ay heure rek donc nga bëgg ko def 72 heures te dinaa leen waxal tey fii lenn amuñu benn xalaat reculer d'un seul iota non kooku moom man maa leen jox garantie boobu parce que tamit nag intersyndical bi nag bu ñu waxantee dëgg nag kenn ëpp ma ci doole parce que amul benn région boo xamante ni bi tey ci Sénégal les 603 boo xam ne dem nga fa te fekkoo fa syndicat wu synthèse xëy na peut-être simplicité bi ak yu demee noonu rek moo tax ñu bàyyi yenn yi muy jàll. mais attention affaire bi yoon dana saf-sap. dana saf-sap ayca Elimane monsieur Abdou Ndiaye nee na dina saf-sap soxna Rokhaya waaye naan dina metti ci ñi war a jot seen néew tamit de. nan foofu laa bëggoon a dikk ak moom sax ndaxte def ngeen seen marche daal di décréter grève 72 heures muy ñetti fan yoo xam ne da ngeen di banque seen yoxo état civil yi duñ tijji la rawatina marché ba nga xam ne juuti yaag taxe ya fa waroon a jógee loolu yëpp mu nekk loo xamante ne nii doy na waar yow lan nga jàpp ne yan conséquences wala engendré ci économie Sénégal. waaw li ñu ciy jàpp mooy xam naa ni dana metti comme ni ma ko waxee dana saf parce que 72 heures amul benn mairie ci Sénégal boo xamante ne bi fas nga yéen ubbi. gis nga combat bi combat la boo nga xamante ne bi militants yi seen bopp tey jii ñoo ci gën a sawar ñoo ci gën a yàkkam dirigeant imagine tey ñun la tey war nañ la jox ñaar fukki junni sa yokk teg ko sa salaire. mais kooku ban nit ban dof mooy toog ñun la kaay ñu xeex nga ni lànk nga ni doo xeex ak ni réew mi méttee conséquence bi ça sera énorme foo ko natt rek dina ko weesu mais man njort naa comme ni ñu ko ministre Omar Gueye waxee woon keroog bi ñu recevoir ni am na yaakaar ni duñ fa egg ñuy jàpp loolu rek mais mun naa leen waatal ñi leen tey bu ñu fa eggee tey bu préavis bi jeexee te amuñu satisfaction daañu dem 72 heures grève te kooku grève d'avertissement la 72 heures conséquence bi moom foo ko natt rek dina ko weesu foo ko natt dana ko weesu foo ko natt rek dana ko weesu kenn mënu ko xam imaginer tey jii ñu dem ba ñu ni tey benn fan heure ñun la tey morgue bi 3 yi fees na nga bëgg a toog ñetti fan te nag gisuma benn nit koo xamante ni bi tey jii sa deret dana la may say nawle di grève nga ni yaa ngi liggéey en tout cas man de syndicat bi ma jiite
kenn xalaatu ko def te gisuma tamit ñeneen ñi ñoom tamit dañ ko xalaat nañ ko def donc foo ko natt weesu na ko mais toute la responsabilité nag c'est le président de la République moom moo war a jël ay responsabilités am parce que tey moom moo jiite Sénégal moo jiite tous les Sénégalais donc moom ci boppam moo war a jël ay responsabilités am xam ne bi lii c'est une erreur très grave donc na fexe seet nu ñu réparer erreur bi donc mi ngi noonu ñun daal fi mu nekk nii def nañ li ñuy def marché nañu réussir na parce que tey boo xoolee tey ci site internet yi ci déglu rajo yi télé yi yëpp nga xam ni ça c'est une première ci Sénégal. c'est une première ça vraiment il faut l'avouer man depuis 99 maa ngi ci collectivité territoriale mais lii xew démb pour la première fois ma gis ko donc loolu tam aussi ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di ci sant aussi tam les travailleurs parce que yombuloon daal ce n'était pas évident. oui. Cheikh Dia. waaw sëñ Abdou maa ngi lay nuyu di la ziar man moom sama laaj mooy ñu bëri dañuy laaj ñu bëri dañuy wax wàllu fonction publique locale bi c'est-à-dire fonction publique locale bi li am moo tax moo ci gouvernement parce que en 2014 bi ñu nekkee di xeex parce que aussi fonction publique locale bi ça date presque 20 ans ñu di ko xeex en 2014 dañoo ñëwoon auditer tous les agents municipaux yi nga xamante ne ñoo nekk ci collectivité locale Sénégal gépp bi ñu leen auditer ñu ni bon dans un premier temps léegi képp ku nga xamante ne bi auditer nañ la dañ lay enrôler mu dugg d'office ci collectivité locale sur la fonction publique locale donc loolu lañ def en 2014 mais nag du force ku mu neex nga dugg ku mu neex it nga ni doo dem ku nekk libre nga bon donc loolu suñ ko enrôlé depuis 2014 mais l'application effective bu fonction publique locale mais kooku c'est l'État mais actuellement ça traîne moi personnellement j'ai fait les 14 régions avec le ministre Omar Gueye fu ñu dem def nañ fa tournée waxtaan ak travailleurs yi pas travailleurs yi ko fekkee après def benn CRD 14 régions yu Sénégal yëpp def nañ ko man sax ci laa découvrir presque régions yu bëri parce que am na ci yoo xamante ni bi sax mënuñu foon dem ci oto mais avion lañ jël avec le ministre bu ñu demee Casamance am na zone boo xam ne bu ñu fa demee dañuy fekk armée bi militaires yi taxaw seen pick-up ci kanam ak ci ginnaaw ñu escorté ñu dem ci yeneen régions yi kon donc loolu moo wax ni affaire bi nekkuloon lu ñu waroon caaxaane waaw presque pendant 1 mois nga bàyyi sa soxla bàyyi sa kër yëpp ministre bi tam la même chose et vraiment qu'on félicite d'avance que wax dëgg yàlla lépp lu mu waroon def na ko mais application effective bu fonction publique locale bi moom ci boppam moo amagul donc loolu la mais li nga wax ni su fekkoon ni loolu am na kon tey ji kenn du ko laam-laamee parce que article 29 bi moo réglé lépp mais nag aussi yaakaar naa ni lii bu ñu ci jógee li nga wax ni moom moo saafara bi mooy loolu ça sera applicable d'office automatique parce que ñi audité 2014 ñoom ñëpp képp ku waxoon ni choisir nga ni da ngay dem fonction publique kooku c'est d'office mais après nag l'audit bépp agent boo xamante ni bi ñëw na ci ginnaaw gi soo bëggee dem fonction publique locale da ngay def concours on a nommé directeur centre bi nommé nañ ko PCA bi nommé nañ ko donc ñun intersyndical am nañ ci je crois 6 éléments ci comité ci conseil d'administration bi ñi nga xam ne dugg nañ ñu jël leen mairie comme poste politique nga xam ne amuñ diplôme ñooñu bu ñu bëggee dugg fonction publique locale est-ce que duñ am ay jafe-jafe mais ku amul diplôme mënoo dugg fonction publique mën nga nekk agent municipal mais doo intégrer la fonction publique mais du wàññi dara ci sa salaire ci sa traitement bi nga doon am ainsi de suite quoi ñaari affaire la fonction publique locale ak les agents non fonctionnaires mun nga nekk agent municipal te nga nekk agent non fonctionnaire mais comme ni mu amee ci administration bi tey ji ma jox la benn exemple tey boo demee tey direction des collectivités territoriales am na ci benn femme bu nga xamante ni bii mais macha allah directrice ba sax moo ko gën a aay agent non fonctionnaire la directrice ba sax moo ko gën a aay wóor na yàlla ak waxtu bi may waxante moo gën a aay directrice ba te agent non fonctionnaire la te bu ñu daan toog nii sax ministre bi ci boppam sax moom lay poser question
madame Nangam. kon ñooñu duñ bokk ci yokk bi. duñ bokk ci yokk bi. non ñooñu mënuñu bokk ci yokk bi. mais nag am na ci beneen article bu nga xamante ne bi ñu ngi ciy liggéey mooy article 31 bi xëy na ñooñu aussi tamit am na fu ñu koy mën a généraliser ñoom ñëpp ñu mën a bokk ci yokk bi. parce que tamit aussi mënuloo yokkal maag yow ñu bokk fu ñuy liggéey ñu defal la benn avantage man ñu bañ ko defal avantage kooku discrimination la. te xam nga bu njëkk ba sax arrêté d'extension bi ministre bi def rek kooku amul fonctionnaire rek ñàkk fonctionnaire boobu temps ñun amuñu woon ay agent fonctionnaire ak agent non fonctionnaire. imagine tey jii am na si ñoo xam ne ba léegi fonction publique bi locale bi dañ koy dégg rek mais ba léegi c'est pas effectif loolu mooy problème bi te loolu la ñu war a régler. loolu la ñu war a régler te bu neexee yàlla daañu ko régler incha allah. daañu ko régler incha allah mu mel ni li mu wax sànq rek surprise dañ koy gën di découvrir rawatina ci 2022 bi ñu nekk collectivité territoriale fonction publique locale yooyu yëpp tey jii monsieur Ndiaye bu ñu demee tey ba ngeen décréter seen 72 heures jeex maanaam te gisu leen ci saafara da ngeen di entamer da ngeen di def déclencher beneen procédure wala da ngeen def benn stand by le temps que ñuy revoir dossier yi xool naka la ñuy def ba defal leen seen augmentation de service en attendant nit ñi mën a am seen i papier ñu war a tukki tey xam naa ni ci 72 heures yi dootuñ tukki ndax buñ fekkee ne am na papier bu ñu war a am bu jigee mairie wala leneen duñ ko mën a jot bu ngeen demee tey ba sa seen 72 heures jeex ba ngeen enclenché beneen procédure wala da ngeen di bàyyi ndigandiku bàyyi état bi def liggéeyam wala da ngeen di continuer rek yéen enchaîner seen i grève. waaw xam nga ñun état bi duñ ko may dara amuñu luñ koy may amuñu luñ koy may mu def liggéeyam parce que liggéey ba mu ko war a def depuis 20 ans. dafa waroon def liggéeyam état continuité la président Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee problème yu mel nii amuñu ko woon soo gisee ñun suñu salaire yi ak si fii. mais dañ ko koy santé mais 72 heures yi moom xam nga lan moo ñu mën a arrêté loo gannaaw yàlla. lenn moo ñu mën a arrêté loo mooy xaalis baa ngi nii. conséquence bu mu mën a jur it wax dëgg yàlla ñun duñ ko gérer. état bi moo war a gérer loolu. am nañu ay moyens yu ñu ko gérer nañ ko gérer xaalis bi ñuy jël di ko yóbbu ay feneen ak ainsi de suite milliards yi nañ ko jox liggéeykat yi ko moom nañ leen jox seen i àq ak seen i yeleef. man du ma nangu ñuy noot ay liggéeykat musuma ko nangu te du ma ko nangu ba keroog àddina tukki. waaw donc ñun amuñu lu ñuy def stand-by amuñu lu ñuy may état décrété nañ 72 heures après l'expiration du préavis bu jeexee te 72 heures yi dama lay wax léegi tey c'est une grève d'avertissement mooy 72 heures yi bu jeexee dans les 24 heures qui suivent l'intersyndicale va se retrouver pour décréter waat encore beneen mot d'ordre de grève. beneen mot d'ordre de grève ay ci fi loolu def naa leer na nañ ñi beneen mot d'ordre de grève mais tey bu ñu xuusaatee ci li nga xam ne rek mooy waxtaan bi si seen biir maanaam liggéeykat yi nekk ci fonction publique locale ndax jàpp ngeen ni ñenn ñi ci nekk parce que foo dem rek di nga gis parfois yenn ay xiiroo ŋaayoo ndax yéen ci seen biir am nañu d'accord wala am na ñoo xam ni ñu ngi naan nañu xoolaat maanaam méthode bi nga xam ne moom lañ jël pour def beneen procédure bu dul ay 72 heures wala di def ay marche. non amul actuellement je vous dis ici tout de suite amul benn agent benn laa wax benn boo xam ne d'accordul ci mot d'ordre de grève. xam nga la fonction publique locale la ñuy wax mais man mi nekk secrétaire général syndicat bi ñuy wax fonction publique dama ni man du ma dem. personnellement choix la parce que boo xoolee tey fi ma tolloon tey xam nga doo dem ba yéeg avion ñu naan la kaay wàcc avion bi yow mi nga ñëw yéeg saretu mbaam wala saretu fas xam nga boo xoolee tey jii bu fekkee ne yow par exemple fonction publique foofu la fonction publique dañu la boo nekkee nangam indice bi exemple 1000 francs la yow nga am indice su 2000 wala 2000 poussière mais doo fa bàyyi loolu nga ni yaa ngi dem fonction publique mais Kaolack fii boo gisee Kaolack ñu bëri demuñu fonction publique loolu la parce que indice yi ñu nekk fii moo ëpp avantage indice fonction publique téeméeri yoon moo tax gars yu bëri ni woon duñ dem fonction publique la problème de choix la mais nag aussi nag bu fekkee ne problème de choix la aussi mi ngi noonu mais daal pour vous dire que sur sa question mooy amul benn agent muy agent fonctionnaire agent non fonctionnaire boo xamante ni bi
d'accord ci dem mais dañuy wax augmentation mais il y a d'autres problèmes ah kii nu mu tuddati la couverture médicale mais am na ci maire yoo nga xamante ni bi amu fa. da ngay liggéey ba dem retraite nga dem ñu ni la versé luñ la ainsi de suite bien que ñun amuñu boobu problème mais yeneen communes yi am nañ yooyu problème donc il y a d'autres problèmes xëy na affaire xaalis la rek dafa 100 000 dafa neex ci dégg-dégg rek moo tax rek mais am na yeneen poñ de. mais tey bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy fonction publique locale ak beneen fonction publique bi tey est-ce que c'était nécessaire comme fonction publique la ay liggéeykat ñoo fay nekk ay travailleurs ñoo fay nekk est-ce que c'était jugé nécessaire à ce que ñuy séparer naan ñi ñoo nekk local wala ñi ñoo nekk fii ba bu yenn problème ñi am avantage bi ñi am ñàkk avantage bi mu jur ñii di bëgg a fekk ci ñi ci kaw est-ce que jàppoon ni mënoon nañ koo def benn rek nga xam ne benn fonction publique lay doon syndicat yeeg ñi liggéey ci mairie yeeg ñi liggéey ci administration bi ñëpp doon benn yor benn statut muy fonction publique nationale. waaw xam nga loolu dina jafe parce que tey jii fonction publique ñu nekk fonction publique ñooñu état moo leen di fay mais nag ñi nekk ci maire yi seen maire yi ñoo leen di fay ak président conseil donc loolu dina jafe nga jël agent bu nekk collectivité locale nga yemale ko bon léegi ñoo yem mais quand même nga jël ko ni ko léegi demal état bi moom moo lay fay parce que bien que wax nañu fonction publique locale mais ba léegi les agents des collectivités locales sont sous la responsabilité des maires et des présidents conseil ñoom leen di fay ci seen budget lañ leen di fay mais nag comme ni ñu ko waxee maires yi ce sont des démembrements de l'État maires yi état mën a substituer wu bu fekkee ni xam na ni mairie bi amul doole moom mu substituer wu ci mairie bi fay ko mais ba tey rek fonction publique locale ak fonction publique état bon xëy na séparation bi ci tur la rek mais bu ñu xasee ba effectif benn lay doon parce que yow mii tey ki nekk tey agent collectivité locale mënoo am faveur wala avantage boo xamante ne bi tey jii le fonctionnaire de l'État amu ko d'ailleurs loolu moo ñu waral tey suñu prime de transport bi ñu yóbboon ko conseil suprême ñu cassé ko parce que ñun fexe woon nañ ba tey jii ñu am prime de transport 20 000 francs 20 800 par agent mais nag dañu ni ñun mënuñu avantage boo xamante ne bi tey jii fonctionnaire état yi amuñu ko loolu moo ko yàq donc ñun mairie Kaolack am na maire yoo xamante ne bi jotoon nañ ko fay ñun dugal nañu ko ci budget bi mais année boobu ñàkkoon maire moo tax bénéficié wuñ ko mais chiffré woon nañu ko bu nekk 60 millions ñu def ko dans le budget mais malheureusement ñàkk maire moo tax fay ñu ko même maire yi nga xamante ne bi jotoon nañu ko fay seen maire yi seen yërmande dañ ni leen may nañ leen ko mais ba léegi problème boobu ça reste entier. beneen bi mooy que ni par exemple comme nee nga ñi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité locale yi mairie bi moo leen di fay est-ce que tey pour solution am état du jël li nga xam ne mooy seen augmentation yi nga xam ne moom ngeen bëgg ñu gën koo dolliwaat ci budget mairie pour que problème bi mën a saafarawu. waaw mooy xam nga mooy li ma la wax rek mairie yi démembrement état lañ état am na moyen. état mooy dama ne mën na substituer wu ci mairie fay ko parce que affaire bi depuis mois de mai la arriéré yi état mën na ko fay ku mel ni maire Kaolack moi je sais que ni day metti mais mën nañ ko fay mais ak ay Dakar ay Pikine ay ainsi de suite mais maire yi nga xamante ni bi amuñu doole comme li nga wax noonu état mën na jël par fonds de concours fonds de dotation ay selbeeg ainsi de suite yooyu gonfler ko ba nga xamante ni bi daañu mën a gérer la situation loolu c'est bien possible parce que état nag dañuy wax rek mais dara tewu leen xanaa lu leen neexul waaw Sénégal moo tollu foofu El Ibrahima Marie Dabo di nuyuwaat bu baax a baax suñu gan bi di Abdou Ndiaye di ko gërëm bu baax a baax ci teew gi di ñëw rek ci li nga xamante ne bii moom mooy mairie yi Abdou Ndiaye est-ce que ni ñuy jëlee tamit employé mairie yi ndax jaadu na parce que boo seetloo ni ñuy dugalee employé yi dafa bëri lool gàngoor gu ñëw da ngay indi say nit dugal. am ñoo xamante ne dem nañ ba war a retraite toog ci mairie yi est-ce que loolu tamit indiwul à chaque fois rek jafe-jafe yi di gën a bëri ci li nga xamante ne moom mooy mairie yi ak payoor gi pour mu mën a yokk ak yi ni mel. waaw d'abord vraiment parce que boo posé nga question bu am importance. parce que boo xoolee mairie yi jafe-jafe yi ñu am yëpp tey boo xoolee problème bi nga wax moom moo ko waral en réalité
bu dee fukk la mun nañ wax ne juróom-ñett yëpp loolu la xam nga am na yoo xam ne boo ko waxee peut-être dañu yaakaar ni da nga contre ma Samba wala nga contre ma Demba ko du loolu problème de principe la. Actuellement fi mu nekk nii y a des personnes yu nga xamante ni bii wax naa ko guddi wax naa ko bëccëg dama ne woon sax dootuma ci waxati. ñoo xam ne actuellement chaque fin du mois tey jii ñu ngi leen di fay salaire ñu ngi jot avance tabaski te ba léegi amuñu poste d'affectation. mais loolu fan la tegu fan. te loolu dafa bari te loolu mën nañu wax ni temps yi mandat bi rek la am des gens yu nga xamante ni bi liggéeyuñ tous ñu jël leen embauché leen ci mairie bi bu ñu xëyee toilette ainsi de suite xam nga da nga ci am ay militants ay militantes. moo tax am na yoo xamante ni bi sax bon boo ciy wax dañ naan sa waajikat mi ngi demoon ci rajo bi di ñu fay attaqué wala di ñu fay ŋàññi quoi mais c'est extraordinaire. c'est extraordinaire décrire naa ko moo tax bi le nouveau maire. maa ngi koy nuyu de passage ñëwee naan moom du ma fay ku liggéeyul nangam di coow loolu fi amoon je lui dis que ni yow kan moo la fayloo ku liggéeyul man maa njëkk a wax ni du ma défendre ku dul liggéey non man sama ngor sama jom mayuma may défendre ku dul liggéey. parce que ba ma ca tolloo maa doon jiitu ca maire bi maa fa doon mujj kooku ñëpp ma ko seddeel. je vous donne un exemple fi ma dëkk ak logement administratif bi bu préfet yi daan loger presque ñoo def nii. Baye Oumy Gueye préfet am na un jour ñuy waxtaan ni maa moom bureau mu ne ma Abdou yow de kenn du la reprocher teel xëy ndekete moom bu toogee ci balcon bi vers tente yi. daf may gis man may arrière sama oto dem di dem te chaque jour mu ne ma yow kenn du la reprocher teel a xëy te loolu ñëpp nangul nañ ma ko maay ñëkk ci maire bi maay mujj ci maire bi kooku man naka laay mën a défendre ku dul liggéey. mais li fi xew c'est extraordinaire mais nag malheureusement. kenn mënu koo dindi actuellement lii ma gis ni du moom moo koy dindi parce que raayante ginnaaw fa am. raayante ginnaaw. moo fa am donc ak politique bi ni mu demee revirement yi fa amoon ainsi de suite mais kii sinon fekkoon ne tey beneen nit tey moo ñëw amuloo benn relation coloration ay alliation ay alliés ay nangam bon lii fa nekk nii mais ku nekk mën na ko dindi mais courage moo koy dindi mais gisuma actuellement courage bu ko mën a dindi. effectivement y a des gens qui ne foutent rien. actuellement boo demee Sénégal presque Sénégal gépp la presque Sénégal yëpp waaw voilà Sénégal yëpp la am na si ñoo xamante ni bi jël nañ leen fonction publique affecté leen santé depuis 2 ans kenn affecté wu leen man xam naa des gens ñu ngi fii chaque fin du mois ñu dem banque fayee ko yaana am pagaay ak avantage yi am santé yëpp au moment où des xale yaa ngi nekk fii ay xaleel jàng diplômé di taxawaalu di jaay cigarette ñii di jaay lu kenn xamul am seen licence seen maîtrise di taxawal man su ma gisee xale yu jàng sax dama leen di yërëm barke Baye Niass dama leen di yërëm xoolal Sénégal ni demee diplôme amatu fi njëriñ lan la mënal politique mënal tàccu mënal saaga mënal yuuxu kese man j'en connais am pagaay xale yoo xam ne ay xale yu ndaw am nañ seen licence ñi am nañ seen maîtrise ñu ngi nekk ci mbedd yi di taxawaalu bo salaire 50 000 sax mënuñu ko am alors ñu ngi doon salaire 50 bi mënuñu ko am wax dëgg mais loolu nga gis noonu def ko constat ñu bari def ko constat jàppoon ni mën na gën a ralentir li nga xam ni mooy développement ci collectivité locale yi en général ci li nga xam ni mooy suñu réew. xoolal du collectivité locale Sénégal ngay wax. nañu wax bi rek. parce que man tamit aussi nit laa koo xamante ne bii du ma gis nen ni lii du nen xeer la. Sénégal gépp la si nga Sénégal dañuy sonn rek mais du dem parce que mérite amu fi. mérite amu fi nañu waxante dëgg. da ngay gis koo xam ne dafay jàng ba jeexal kayit yëpp soutenir thèse am ainsi de suite toog këram di non mais c'est extraordinaire du mairie yi rek Sénégal gépp la. Sénégal gépp la waaw dara doxu fi. dara doxu fi. Tata Abdou Ndiaye nee na dara dox fi. lu fi dox wax ma lu fi dox. jaaxal nañu ñun ñëpp yow gis nga ko wax ma ko. ñu ko ñun ñëpp moo ñu jaaxal. bu dee yéen gis ngeen lu dox ci réew mi. ngeen ne ma lii moo dox. wala fii moo dox. mais parfois booy wax loolu maanaam buñ toogee naan Sénégal dara dox fi y en a des gens kii yoo xam ne dañuy toog si genn wàll ga naan Sénégal neex na Sénégal yow ñooñu ñan fan nga leen di catégoriser ñooñu naan Sénégal neex na. mooy li ma la wax rek mënal saaga mënal yuuxu mënal dugg ci vie privée nit mënal attaquer nit mënal sos mënal rambaaj
kese bu boobaa yow sama waay yaa ngi nekk sa donkaasi gi mais xoolal ñiy wax loolu xool leen ban mérite lañu am bu yow boo amul ban mérite lañu amul bu keneen amul ban mérite lañu am ci réew mi lu nit amul te xool leen actuellement fi ni ñuy roulé nga xam ne bi donc mooy loolu ñooñu c'est normal que ñu Sénégal dox na ah yow ñu fay la nga dugg ci site internet bi di saaga nit di attaquer nit ah di tuumaal nit di sosal nit ah ñu di la aar di la yiir ah non mais il faut arrêter. waaw léegi pour ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom mooy mairie yi ba tey sànq wax nga ci lu am solo ah mooy ñi nga xamante ne dañ leen jël ba pare te amuñu fa benn liggéey bu ñuy def dañuy xëy sañ sa def seen parfum ñëw toog te amuñu benn liggéey ñëw encombré mairie bi te liggéeyuñu ak ñeneen ñi nga xamante ne aussi ay retraité lañu war dañoo dem retraite may ñeneen ñu dugg ñooñu ñëpp ñu bàyyi leen ci mairie yi di leen fay weer. léegi yéen ban taxawaay ngeen ci taxaw en tant que syndicat est-ce que loolu tamit jarul ngeen jooytu ko wax ko parce que bul sóoraal rek su ma demee si rajo yi wax ko dañuy wax ne dañ maa attaqué ak li ni mel parce que yéen ay syndicat ngeen boo leen gisoo loo xamante ne du yoon ci bérébu liggéeykaay yooyu ngeen dénoncé ko est-ce que lan mooy nekk seen taxawaay ci loolu. waaw donc enfin man li nga xamante ne bi gis naa ko parce que man maa yore woon man chef de service chargé des déchets solides assainissement moom laa nekkoon ci mairie bi. dama duggee ci mairie bi comme chef d'équipe. ñu def ma surveillant ma rampé. yëpp ay preuves. ma dem ñu def ma surveillant général. agent envoyé bi fi nekkoon mu amoon problème ordure yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. le feu maire Madiène Diouf. dem ci marché bi gars yi commerçant yi uyee ko ni ko marché bi dafa salté temps boobu man surveillant général la mu ne ma Abdou si tu veux je vais couper la voirie en 2 déchets liquides déchets solides yow ma confier les déchets solides ma ne ko man dama ñëwuma ci mairie bi pour être un syndicaliste dama ñëw mairie bi en tant que travailleur pour liggéey lépp loo ma confier dinaa ci xar sama tànk tubéy. C'est tout juste un exemple. mu ni ma léegi bul xaar sax arrêté commencé dès aujourd'hui ma ne ko ok recruter wu ma nit demandé wu ma moyen personnel bi fa nekk laa woo ni leen léegi la responsabilité léegi ñun ñoo ko yore ma jéem a man la confier les déchets solides dama bëgg nag ñu prouver ñu ne ma acca ñu futtee ko ma ne ko dans 72 heures dinaa débarrasser wu mbalit mi ci biir marché bi. docteur Dieye bu dee mu ma dégg mën ngeen ko demander loolu ak Sidi Traoré. ma dem ak gars yi yàlla dimbale ma 72 heures laa ko waxoon dans 24 heures ma débarrasser wu mbalit mi ci marché bi yëpp ba marché Kaolack kenn gisatu ci mbalit. ma jéem a woo ma téléphone. ni ma Abdou vraiment maa ngi lay féliciter rusloowuloo ma ne ko ci lan lu xew mu ne ma maa ngi jot ay coup de fil partout que marché bi set na dëkk baa ngi changé. ma ne ko merci ci confiance boobu xam nga. bon bi ma demee juré poste boobu bi Mariama Sarr ñëwee comme conflit amoon na ñu écarté ma ci liggéey bi. yóbbu ma retraite anticipée. toog naa presque 2 ans wala 1 an nangam yoo xamante ni du sama faute maa jiitu ci mairie bi mais la ma yoroon dañ ko nangu ci man ndax tout simplement dàq nañu 40 jeunes may leen du fi amee. yóbbu leen tribunal. procès boobu ku fekkul dem war nga ko dégg. dégg nañ ko dama gagné ñetti instance yëpp dama ko gagné. tribunal régional cour d'appel cassation lépp laa gagné donc loolu nag xam naa lañ mun loolu lañ supporté ci man. ñu dindi ma ci samay responsabilité jël samay carburant ak indemnité yëpp ñu jël ko mais nag ma des ak yàlla. donc bi nga xamante ni bi yëf yi changé na ñu mettre en l'écart ci laa demee atteindre âge de retraite man leen même man bu ñu ma woowoon ni ma kaay liggéey ci mairie bi en tant que travailleur doy na parce que def naa li ma war a def ba ñëpp nangu nañ ni apprécier nañ tey ji duggal ci dëkk bi marché nga laaj ba Abdou Ndiaye yore affaire yi nu mu meloon donc loolu la mais nag je suis un syndicaliste fañ nekk sunu local la loolu moo waraloon coow li fi amoon. donc ba léegi yàlla dimbali nañu parce que dañ foogoon dañu fay génn mais yàlla andi na jàmm. ba ñu nga fa ñu ngi continuer sunu activité mais nag man daal ci li ma gis ci mairie bi. benn nit rek laa gis bu retraité
Serigne Mboup téye ko fa benn nit. C'est mon premier adjoint au niveau du syndicat moo yore affaire domaniale. mais bi nga xamante ni bi loolu am na ñu defal ko contrat du lu ñuy nëbb préfet dafa rejeter contrat bi. mais d'après les informations que Serigne Mboup moo koy fay ci posam. c'est le seul laal koo xam ne man honnêtement xam naa ko foofu ci mairie Kaolack. c'est le seul. moom kott la gisuma fa keneen. waaw man kon loolu tamit dàquñu ko parce que koo xamante ne Serigne Mboup moo koy fay si poosam aussi loolu moom kenn dàqu ko. kenn dàqu ko voilà waaw moo ko indi di ko liggéey loolu di ko fay aussi. kenn du ko bañ voilà. kenn du ko bañ parce que contrat bi. préfet daf ko rejeté. waaw parce que atteint na âge voilà de retraite waaw moo tax. waaw am na ay ndaw yu mais fa tey nekk. ci état civil bi. gis nañ ni ñi fa nekk peut-être bu ñu dem bu seen retraite passé wutit li leen di si tuuti la. ndax ñooñu ñi ngi leen di waajal relève boo xam ne bu njëkkee ñoom dinañ mën a assurer intérim ci au niveau de l'état civil ak suñu yaay ya fa nekk ak suñu tante yi nga xam ne tey jii mën nañu jege nañu carrément li nga xam ni buñ nekkul ci âge de retraite sax jege nañ ko li leen dese ay weer lay doon ndax ñooñu ñi ngi leen di bàyyi xel pour relève bi nga xam ne ñooy ñëw après. waaw loolu nag mooy problème mu maire yi te gis nga li nga question bi nga posé nii. man ay la yéwén damay toog di ko xalaat xëy na peut-être agent yi mun du am problème parce que tey ji boo xoolee tey à part chef de service bi nga xamante ne bii moo fa nekk officier. moom kooku peut-être dans quelques mois war na mën a dem mais li nga wax ni est-ce que mairie bi xalaat nañ ni kii bu demee kan moo koy remplacer kooku ça pose problème yow da ngay toog naan kan moo ko fa war a remplacer. da ngay toog yow ngay xalaat kan moo ko war a remplacer. mais agents yi moom amul problème y a beaucoup de travailleurs yoo xam ne ay jeunes yoo xam ne ñu ngi ci mairie bi amuñu poste ñu ngi taxawalu ñooñu koo fa yóbbu initier ko dans 24 heures wala 72 heures mu demaan. parce que problème de recherche la rek dem ci archive xool génne carnet bi numéro bi soit nga bind ko wala nga dugal ko ci biir machine bi mu dem. mais le chef de service foofu mooy problème bi waaw. mu ngi noonu le chef de service mooy problème bi mais tey li muy doon problème est-ce que maanaam d'ores et déjà duñu commencer former yenn ay jeunes yi nga xam ne ñi ngi ci biir comme par exemple agent yi dem archive ak yooyu noonu ñoom maîtriser nañ ñuy génnee numéro de registre wala nu ñuy remplir extrait jotul ñooñu noonu ñu jël leen former leen ci wàllum informatique parce que extrait yi ngay génnee ci machine bi suñu yaay yi ñoo fa nekk bu ñu demee dina am relève bu war a ñëw est-ce que yéen syndicat bi jotul ngeen waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yor mairie bi ñu former ñooñu ci wàllu informatique ba nga xam ni bu ñooñu demee à la retraite dinañ mën a gérer intérim bi ci wàllu extrait numérique yi. waaw loolu actuellement sax mën naa wax ne agent yi fa nekk sax mun nañ ko mais benn poste moo fa gën a nekk poste bu sensible mooy l'officier d'état civil. parce que xam nga mbirum kayitu juddu dafa xaw a doy waar. ci micro lañ nekk am na yoo xam ne kenn mënu ko wax. mais da ngay gis ko nga xamante ne bii man am na benn bés keroog jooy naa sax parce que dafa am benn xale bu jigéen bu ñëw andi extrait am na ci bac am na ci BFM am na ci bac am na ci passeport. mu ñëw di wut extrait ñu ni ko keneen na ci nekk. c'est des pratiques yoo xamante ne bii. doy na waar. doo comprendre. balaa ñuy jeexal foog ñu laal benn aspect parce que dégg naa ngay wax ci say biir kàddu bi ngay jeexal nee nga vraiment yow presse bi ñoo fonk lañu. ñoo bëgg lañu ñoo nawloo lañu ñu gis ne am na benn këru waxukaay bu ne si biir mairie bi boo xamante ne ay jafe-jafe kese la moom moo fa am jamono ji fan yi ci ginnaaw gisoon nañ ne dafa paanoon table mixage loolu ngeen lijjanti woon ko ñi nga xamante ne daanaka yenn syndicat yi ne xeex loolu sax ba ñu jënd loolu ñu gis ne ci nawet lañ nekk rajo yu bëri dañuy paan li nga xamante ne moom mooy dippal mooy antenne am na yenn rajo yu ko paanoon fan yi sax defar nañ ko rajo municipal saa yi mu ngi léegi mu mat sax 2 mois yoo xamante ne mu ngi taxaw ndax panne dippal ba léegi amul saafara loolu tamit yaakaar naa yëg ngeen ko ak yan taxawaay ngeen ci war a def. waaw donc rajo municipal bi dafa panne d'abord bi nga xamante ni bi le nouveau maire ñëw na
ci moom ci ni mu gisee woon mooy délocaliser rajo bi yóbbu ko feneen appuyer gars yi ñoom ñu dem liggéeyal seen bopp. mais après bi ñu waxtaanee leeralal ko valeur u rajo bi ak njëriñu rajo bi. vraiment il a compris mu jox instruction Lobé Lam ci la ñu fexe ba ñu dépanner rajo bi. mais effectivement li nga wax dëgg la. temps yi rajo bi doxul. dafa panne donc man personnellement parce que bu njëkk ba amul luñ ci dajul pour rajo bi fonctionner. le syndicat moo ci sunu mouvement boobu amoon te li mu panne mais nee naa leen man personnellement su ma ci jógee te mairie bi defu ko sax danaa ko wuti jox leen ngeen dépanner ko. parce que nekkul loo xamante ni bi ñun lu ñu war a mun a tëla mais loolu mënuloo gérer un budget bu toll ni budget mairie bi am na ci yoo xam ne xëy na mën nga ko def benn yoon ñaari yoon mais ça ne va pas continuer mais man personnellement temps yëpp dañ nekkoon ci action yi maa ngi woon Dakar xam nga def naa fa presque 3 jours ñëwaat encore def fa 4 jours tooguma woon mais tey bu neexee yàlla su ma jógee fii ci kattanu yàlla je vais voir le secrétaire général. parce que tamit moom tamit wax dëgg yàlla aussi tamit nit ku baax la. yu bëri mi ngi koy décanté rajo bi moom am naa yaakaar fii léegi ay fan yu néew di ngeen ko dégg mu émettre quoi. incha allah ci kattanu yàlla. waaw daañu ci taxaw quoi. parce que dafay nekk aussi tamit suñuy militants la ñoom ñëpp à 100%. waaw te li ñuy def aussi dafa am solo. waaw neewoon naa leen sax man personnellement dinaa takk brassard rouge yéen ngeen jàppale ma parce que man rajo bi sama rajo la. waaw rajo bi sama rajo la. donc ay xale yu baax a fa nekk wax dëgg yàlla macha allah daal mën li ñuy def mën li ñuy def donc mi ngi noonu quoi. gëm ko di accompagner maire bi tamit ci liggéey ñuy def di ko fësal. voilà bu njëkk ba nag amoon na jafe-jafe. maa ngi ñoom ça il faut le reconnaître. parce que xam nga ancienne équipe bi comme jubawuñu woon ak man ci mujj gi yu bëri da nga ko daan def sax ci mairie ba ay point de presse. ay assemblée générale presse bi yëpp ñëw te rajo municipal du ñëw. non ça il faut le dire. dañ may boycotté. donc musuñu couvrir sama benn événement rajo municipal musu ko couvrir temps yi nag wax dëgg yàlla boo jàppee RMK Abdou Ndiaye rek la ñuy wax. donc loolu sant yàlla la bu baax a baax mais du ñu ko jàppee nag xëy na peut-être fi ñu toll woon la ak maire bi fi nekkoon. comme xam nañ ni maa ngi moom. mu jigi comme xaj ak muus parce que tamit quel que soit alpha man li ma wax rek la. man amuloo mënoo ko réyee maqaama wala nga amee ko daraja ba nga ñëw di noot ay travailleurs wala ngay dàq ay travailleurs ma ànd ceeg yow. mais fii kër bi tey rajo beeg télé bi tey bu ma fa duggee mais macha allah. ñoom ñëpp dañ may accueillir ñu ne xaaral ma yóbbu la parce que dañu defoon sax émission bi foofu la am na ko di ma xaaral ma yóbbu la. lu fii gis nga yow bi ngay ñëw ki ma àndal. moom dong moo am CDI fii ci kër bi te gannaaw yàlla man la. moom kot donc li ñuy def dañ koy def rek te mu nekk ci dara bi te yàlla tax. donc séentuñ ci nag payu doomu adama. parce que yàlla mu fay nit moo gën nit di la fay. parce que nit mënut a fay dara. yàlla rek ku ci nekk na nga ñaan yàlla na nga ñaan am payu yàlla. te jàpp nañ ni li ñuy def aussi. yàlla barkeel na ko te teg na ci loxoom aussi. waaw teg na ci bëtam teg na ci léppam. ginnaaw jiitu réew mi dëgg na seen yuuxu kay xanaa léegi moom dañuy dellu si bërëbu liggéeykaay nag situation bi. waaw fi mu nekk daal moom la ñuy déglu. waaw mais jàpp naa ni. damay bañ a avancer rek. mais jàpp naa kon ayca ma nga ca jàpp naa daal daañu woote. incha allah parce que lii am démb. ku ko gis. te yow woote wuloo. ñu xam ne yow tu es insensible. non moo ngi ci teel a conseil des ministres tey moom xam naa dina wax si seen mbir. non faaw mu yëngal gësam moom. faa rek mu yëngal gësam. non xoolal gis nga li ma leen wax ni xoolal. billaahi wallaahi laal barke Seydina Mohamed. xoolal ñu wax ci ak ñu ñàkk ci wax yi du ñu reculer d'un seul iota. yéen daal fi ngeen campé rek. non xoolal c'est terminé ñun fi ñu toll nii lan moo war a fees suñu bët. wala lan la nit mun a jox ba tax tey ñu mën a sacrifier ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ci biir maire yi. ça on le fera jamais. ok jërëjëf mu ngi noonu ñëpp déggandoo nañ ko monsieur le président defe naa dégg nga monsieur Abdou Ndiaye lim la wax donc fëggal ci table bi ruusal xaalis bi koppar yi mën a duggaat ci gafaka yi. tonton Abdou ñu daal di lay bàyyi nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw d'accord man maa ngi leen di remercier bu baax
c'est pour la première fois ma ñëw fi te du sax lu ñuy nëbb démb avant que ngeen may invité am na benn rajo bu ma woo pour inviter ma mais comportement benn nit bu fa nekk moo tax ma ni leen c'est terminé rajo bi dootuma fa teewati mais après kooku ngeen woo ma ñëw fii te wax dëgg yàlla gis naa la ma bëgg ci nit muy am respect ci nit am cër ci doomu aadama gis naa ko fii loolu moo tax vraiment ma di leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla aussi ay ndaw ngeen yàlla jàppale leen ba ngeen continuer seen yoon quoi te xam naa ne bu ñu fi jógee daañu gën a partager affaire yi ba léegi waa Kaolack waa yëpp di suivre seen rajo bi quoi incha allah ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ayca mi ngi noonu li ñu tërale woon ci waxtu jeex na Cheikh Tidiane waaw di ko jaajëfal tonton di jox ñëpp rendez-vous suba ci alxames ji seen 4e numéro de la semaine. sunu kër FM ñoo ko moom rajo baa ngi fi njëriñ rek ci biir la. invité di ko jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal rek la ñuy xeex yàlla na ko yàlla sotti la jàmm la ñu bëgg ñu am ko ca la nga xamante ne nii moom lañ cay séentu ci anam ba nga xam ne moom la ñu ko bëggee di jaajëfal auditeur auditrices yi nga xam ne rek ñu ngi doon teewlu ci suba ba léegi di leen jox dig daje ba suba incha allah. monsieur Digital. monsieur Digital kay waaw maa ngi lay gërëm bu baax Marie Davo di gërëm Cheikh Tidiane di gërëm Soxna Rokhia di gërëm nag suñu invité mën nañu wax ne suñu papa suñu tonton Abdou Ndiaye mi nga xamante ne vraiment ci coono la jóge parce que démb mars bi bi ñu jógee mairie wër nañ dem ba préfecture finalement fekkuñ fa préfet dafa nekkoon si benn CDD fee si Medina Baye ñu demaat fi nga xamante ne moom mooy mairie Kaolack defal li nga xamante ne moom mooy point de presse bi mu nekk benn marche boo xamante ne comme ni ma ko waxee rek bii moom benn la. benn la bi boo xamante ne ci heure yu ndaw lañ ko def. adduna bi yëpp dégg leen vraiment réussir na total te xam naa ne incha allah ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall dana gaaw. décanté li nga xamante ne mooy situation parce que ñii moom seen grève baaxul parce que certificat de décès yaa ngi fii extrait de naissance yi résidence yi ni mel te yooyu chaque jour nit ñi dañ koy soxla parce que boo demee léegi mairie da ngay fekk day fees dell ci bunt bi état civil bi day fees dell ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo koy gérer ba ci recette bi juuti yi marché bi ak police municipale ak yi ni mel loolu yëpp ay liggéey la yoo xamante ne ñu ngi koy liggéey kon ñii buñ banquee seen i yoxo kon dina métti lool du bari xaalis kon daal dañ gaaw daal lijjanti seen i mbir ndax ñun ñu mën a am jàmm tonton Abdou waaw nga may ma rek dafa am loo xamante ni dama ko fàtte woon mais bi muy wax ci la del sama xel ngeen may ma rek quoi du gudd c'est tout juste rek pour remercier quelqu'un muy le préfet du département de Kaolack vraiment tey jii bu yàlla defee tey ñu marche mu réussir bu dawuloon compréhension kon tey marche bi du am donc man personnellement am na yoo xam ne kenn mënu ko wax ci micro mais wax dëgg yàlla li mu def compréhension bi mu dawal ba lii mën a am man personnellement maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm te tamit aussi à chaque fois saa yu ma fa demee toog ak wax ak moom yàlla du ma neenal donc vraiment personnellement maa ngi sant koy ñaanal yàlla que bu jógee Kaolack mu doon promotion parce que tamit nii rek la ñuy soxlaa nii temps parce que tamit ndaw la autorité la te macha allah waaw dawal na compréhension am na si bëri yoo xamante ni bi maag moom ak yàlla ñoo toog veille bi ñu wax mu woo commissaire donc gis ngeen encadrement bi aussi ni mu amee am na yoo xam ne sax kenn mënu ko wax mais wax dëgg yàlla maa ngi koy sant bu baax a baax waaw ñun tamit nous en profitons pour lui souhaiter une très bonne journée waaye itam di ko nuyu moom préfet bu Kaolack ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ziaraat encore une fois di ko remercier moom tonton Abdou Ndiaye bi nga xam ni moom lañ dalaloon tey di syndicaliste bokk ci CNTS waaye itam di jiite ñi nga xam ne ñooy liggéey ci collectivité territoriales yi moom lañ doon dalal